bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa li tariqati al-faizin ar-rabihin khassatan sahibul kitab sayyidi wa qurratu ayni salahuddin wa jami'a ahbabihi wal muntasibina amma ba'du. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, gisoon nañu ci jotaay bi weesu que ni li nga xamante ne moom mooy maanaam xam yàlla ci nit maanaam mooy xol bi te moom mooy sàkku di jege yàlla tamit moom mooy kiy jëf di sukkandikoo ci yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom mooy di daw di dox di dem ci yàlla mooy ki nga xamante ne nee na nga dolli ko dafa am loo ko joxoon waaw loolu la wax dafa defe ne dafa am luñ ciy def luñ ciy lekk waaw moo tax muy wax loolu lay wax ne dégg nga mu ne kon dafa léegi kon gisoon nañ tamit que ni moom mooy dox di dem ci yàlla dafa léegi rek moom tamit xol mooy li nga xamante ne moom la ñu wuññil li nga xam ne moo nekk fa yàlla maanaam moo nekk ci moom cër yi ci des yëpp dañuy ay toppe rek ñoom al toppe rek lañ amuñu benn décision ay dañ leen di utiliser kese ay sujet rek lañ maanaam voilà maanaam sujet dans le sens assujetti voilà dañ leen voilà donc voilà dañ leen di jëfandikoo dañ leen di liggéeyloo kese xol moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki ñuy nangu fa yàlla su fekkente ne dafa mucc ci leneen lu dul yàlla maanaam kon xol lool la maanaam il faut que nit ki su fekkente ne bëgg na jege boromam subhaanahu wa ta'ala il faut que xolam mucc ci leneen lu dul yàlla leneen lu dul yàlla bu mu ko bàyyi mu dugg bu mu ko bàyyi mu nekk ci moom tamit la ñuy yiir ci yàlla wëllif yàlla maanaam moom la ñuy voiler ba tax du dem ci yàlla su fekkente ne dafa lab dafa lab ci leneen lu dul yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom la yàlla di waxal di moom la ñu responsabiliser aussi xol moom la ñuy responsabiliser ci nit mooy ki nga xamante ne tamit bu heure ŋàññi jotee ñu war ko blâmer moom la ñuy teg blâme yi moom mooy ki nga xamante ne moom mooy am texe maanaam ak texe c'est-à-dire que le bonheur ci xol lay ne ci jege gi muy jege yàlla waaye moom mooy ki nga xam ne mooy am ak texe di maanaam le malheur moom lay dal ci sori gi nga xam ne moom lay sori yàlla ak dàq gi ñu koy dàq ci pays yàlla gi moom mooy ki nga xamante ne moom mooy topp mooy kiy topp yàlla ci dëgg lii tasaaroo ci yaram bi maanaam leneen yi ci des yëpp ci jaamu yàlla yëpp ay leer la rek yu tukkee ci xol moom mooy ki nga xamante ne moom mooy yàlla di féeteerlu lii daw ci yaram yi ci ñu koy gis ci yu ñaawteef du dara lu dul jeexitalu li nekk ci xol moom mooy ki nga xamante ne su ko nit xamee maanaam xolam dëgg-dëgg day daal di xam boromam dégg nga ci lañu gise woon exemple ni nga xam ne noonu la xol di def pour mën a tibbee ci maanaam di tibbee ci lawhul mahfuz directement voilà dégg nga kon xol dañuy gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala nit ki maanaam que ni xol daal ci gàttal maanaam mooy lii nekk ci xol yépp dafay dëppoog li nga xamante ne moom moo nekk ci imagination am maanaam ci fiction am ci imaginaire am li nga xam ne moo xew ci sa imagination tamit day dëppoog li nga xamante ne moom moo xew ci àdduna bi nii li nga xamante ne moom moo àdduna bi ñu wër nag maanaam ci àdduna bi ñu wër àdduna bi ñu wër
dafa dëppoo copie bi nga xamante ne moom moo nekkoon ci lawhul mahfuz ndax lépp sama borom subhanahu wa ta'ala da ko defoon ci lawhul mahfuz ci alluwa boobu la table gardée donc foofu la yàlla bind àdduna bi yépp li ko dalee ci tàmbali bi ba fin bi lépp foofu lañ ko gravé maanaam table gardée boobu mooy logiciel bi wala boog moom mën nañu mooy CD bi nga xam ne foofu lañ gravé existe données yépp tout ce li existe yépp existence li ko dalee ci bi yàlla sosee àdduna bi ba keroog mu koy tukkal donc tey boo toogee nii par exemple nga daal di xool asamaan si wala nga gis dara wala nga taseeg benn nit après boo leen tasee nga jékki-jékki fonctionné mu fonctionné maanaam ku nekk dem yoonam benn moment nga toog sa xel maanaam tey fi mu toll même bu fekkente ne nekkatul ci say bët nii ci sa kanamu bët di nga ko mën a maanaam dina am benn image bu muy def ci sa xel image boobu mu def sa xel moom mooy tàppe ci sa xol ce qui fait que maanaam li nekk ci sa xol moom moo dëppoog li nekk ci sa xel li nekk ci sa xel dëppoog li nekk ci réalité bi même bu fekkente ne nekkatoo di jàkkaarloo ak moom nekkatoo di ko gis loolu la c'est-à-dire que kon kon loolu moom mooy ni nga xamante ne noonu la mbir mi di demee et que copie wu lawhul mahfuz moom moo tàppe maanaam moom mooy nekk sa xol bu fekkente ne nàmm nga sa xol boo ko nàmmee rek da nga koy daal di maanaam mooy astiquer wala brunissage soo ko defee day daal di da ngay daal di gis ne li nekk ci lawhul mahfuz en réalité sa xol miroir la ci lawhul mahfuz selon nag léegi sa miroir boobu ni muy gën a selle ni muy gën a rafete miroir boobu ni mu gën a maanaam ni muy gën di scintiller ni muy gën a melaxe ni mu gën a leere rek li ngay gis di gën a leer di gën a set di gën a wér di gën a précis di gën a précis nit nag maanaam xolam dafa am ñaari bunt wala bu la neexee nga ne ñaari bët la am waaw xolu nit ñaari bët la am bu la neexee nga tudde ko ay bunt benn bët bi dafa ubbeeku jëm ci alamul malakut mooy le royaume céleste donc te moom mooy àdduna boobu nga xamante ne moom mooy lawhul mahfuz maanaam lawhul mahfuz lépp lu ci nekk loolu la moom la ñu tuddee bët boobu nga xamante ne moom mooy ubbeeku jëm ci àdduna boobu moom la ñu tuddee al basira aynul basira maanaam l'œil de la clairvoyance maanaam mooy bëtu xol am na beneen bët boo xamante ne moom dafa ubbeeku jëm ci 5 sens yi les 5 sens loolu xol bi ba tey bëtu xol la ba tey dafa ubbeeku jëm ci les 5 sens c'est-à-dire que lépp loo xamante ne dafa traverser comme donnée comme information à travers les 5 sens bëtu xol boobu moo koy gis jàkkaarloog moom comprendre ko saisir ko fii am na beneen réalité en fait beneen réalité am na fii bu yéeme sax mooy nit ki su de commencé bëtu xolam ubbeeku muy borom subhaanahu wa ta'aala di ko wuññil yenn dëgg yi yenn xel yenn xam-xam yi di ko wuññil di ko di dindi maanaam ay voile yu dox ci digganteem ak yenn réalité yi mu dindi ko mu deñ non seulement gis-gisam day soppeeku gis-gisam bi day soppeeku mais aussi yaramam day soppeeku waaw yaramam day soppeeku c'est-à-dire que day dem ba nga xamante ne mën na dem ba nga xamante ne même groupe sanguin bi mu yoroon doot ko yorati
day dem waaw mën na dem ba groupe sanguin bi yoroon sax doon ko yorat day changer day changer am na nu ko tubaab bi di tuddee en médecine am na nu ñu koy tuddee dama fàtte tur bi nga xamante ne totalement day changement boobu day opéré wu ci yaramam. noonu la nit ki di mel tamit su fekkente ne day jéem a jël jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa taala dëppale ko ak mu jaar ci yoonu tarbiya bu wér yoon voilà une éducation spirituelle bu wér raffinement am tazkiya voilà raffinement bu wér da ngay gis day dem ba benn moment cellule wala li doon daw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam même cellule am yi groupe sanguin yi ba ci signature génétique am daf koy day dem ba nekk ci moom day changer day dem ba reprendre ko complètement mais en fait loolu ça s'explique facilement à un certain niveau dans une certaine mesure loolu ñu bari mën nañ ko comprendre mooy par exemple xoolal dangay gis benn waay boo xamante ne ab Poosi la woon Poosi rappeur voilà ah voilà dafa am nu mu mel day am nu mu mel mu am ay xeeti comportement yu muy am day am nu muy doxe ak nu muy waxe maanaam da ngay commencer gis sax que ni maanaam dafa am nu muy yenn réflexe yu muy am ak yenn tic yu muy am parce que possible non mais li may wax yaakaar naa ñun ñëpp comprendre naa li may wax maintenant nañ ko jël kaawu nit kooku noonu yàlla gindi ko teg ko ci yoon mu soppeeku de léegi muy fréquenter nitu yàlla yi da ngay gis muy soppeeku ndànk-ndànk di soppeeku ndànk-ndànk di soppeeku ndànk-ndànk ba day mel noo xamante ne c'est-à-dire que physiquement day mel noo xamante ne suñ la waxee ni sawaay de pourtant da daan rab maanaam yow da ngay am du mal à imaginer kii nan la waroon mel temps yi muy def loolu parce que tout simplement non seulement vision wu xolam moo sa soppeeku mais aussi yaramam ci boppam dafa soppeeku voilà yaramam ci boppam dafa soppeeku voilà. waaw c'est-à-dire que dafa am xam nga buy soppeeku noonu du ko gis du ko remarquer mais liy opéré wu ci biiram dans son intérieur mooy ay leer yuy wàcc ci moom ay secret yuy wàcc ci moom di installé wu ci moom selon ni muy évoluer ce qui fait que ni day dem day changer métabolisme maanaam ni nga xamante ne noonu la mel noonu la formé woo day dem ba soppeeku ci biir activité non day am ay effet ci biti aussi day am ay effet ci biti loolu tax ngay gis par exemple ñi nga xamante ne dem nañ ba nekk mag nii te nekkuñu woon jullit par exemple ñoom bu ñuy julli boo leen xoolee da ngay gis ne duñ mën a toog par exemple wala record duñ ko mën bu baax maanaam dina am yenn mouvement yu julli yoo xam ne day compliqué torop ci ñoom mais au fur et à mesure ñu koy tàmm di ko tàmm da ngay dem ba da ngay gis benn moment seen yaram day commencer adapté wu ak forme ak doxalin yooyu voilà si waaw dégg nga
kon nit ki dafa am kon ñaari xol yooyu ñaari bët maanaam xolam dafa am ñaari bët yooyu dafa am bët bi nga xamante ne dafay xool fan jëm ci lan voilà mooy bëtu lan basira clairvoyance bi voilà am beneen bët boo xamante ne dafay ubbeeku ci 5 sens yi donc information yi jóge ci 5 sens yi ñooy yegg ci moom ci xol bi à travers bët boobu à travers buntu boobu mu am yenn beneen bi nga xamante ne moom yooyu par contre ku sa xol sellul boobu du ubbeeku voilà donc yi nga xamante ne bët bi nga xamante ne xol bi bunt bi nga xamante ne dafa ubbeeku jëm ci 5 sens yi boobu bunt ñépp ko am kooku maanaam nit ku normal maanaam ku wér ku nekk am na ko et que loolu amul benn normalement amul benn problème mais bi nga xamante ne moom la ñu bari amul mooy beneen bi ci des bi nga xamante ne dafa ubbeeku dem ci lawhul mahfuz boobu nag li tax nit ñi duñ ko gis amul ci ñoom mooy ne dafa lan seen xol dafa tëju parce que léeg-léeg aussi voile yi te loolu beneen réalité la c'est-à-dire que voile yi dox sa diggante ak lawhul mahfuz mën na dem ba dañ complètement ba pare mu des doo ko gis parce que tout simplement dafa dese set xol bi ci boppam dafa am leneen luñ ci war a def maanaam détergent lañ ci war a def peut-être pour mu dindi ko léegi kon 5 sens yi ñoom alamul mulk la ñuy wax alamul mulk mooy royaume bii nii ñu nekk mooy voilà cette royauté mooy àdduna bi ci suuf si fii ba asamaan si li fi nekk loolu mooy la alamul mulk loolu moom la ñuy wax le monde tangible le monde saisissable le monde visible donc loolu kooku amul problème beneen àdduna bi nag boobu c'est moom moo la ñuy wax alamul ghaybi kon bii mooy alamul shahada beneen àdduna bi mooy alamul ghaybi c'est-à-dire que le monde du mystère voilà le monde insaisissable le monde intangible voilà impalpable inaccessible voilà parce que mystère la léegi yenent yi nag alayhimu salaatu wassalaam ak wàllu yi ñoom seen xam-xam mi ngi tukkee kon ci seen biir xol ci bunt bi nga xamante ne moom lañ ubbi mu jëm ci alamul malakut mooy le royaume céleste xam-xam boobu nag may la mu am xam-xamu ñan mu des xam-xamu ñan wax nañ xam-xam wàllu yi ak yenent yi léegi beneen bi ci des mooy ñan waaw mooy borom xam-xam yi ulama ak hukama yi mooy borom xam-xam yi ak sages yi les philosophes savants voilà et cetera ñooñu seen xam-xam ñoom mi ngi tukkee ci bunt bi nga xamante ne moom mooy bi ubbeeku jëm ci 5 sens yi c'est-à-dire que ñoom seen xam-xam yépp mi ngi déparé ci ay analyse ay compréhension et cetera contrairement ak xam-xamu ñi nga xam ne ñooy wàllu yi ak yeneen yi alayhi salaam ñoom seen xam-xam dépendre ci loolu voilà loolu moom moo tax parfois léeg-léeg parfois ñuy mën di am benn kii boo xam ne c'est-à-dire que duñ arriver à l'expliquer duñ ko mën a expliquer ñeneen ñi lu tax parce que amuñu terme amuñu analyse bu ñu mën a def ba expliquer ko ne ni diw lii lay tekki lii moo tax maanaam raisonnement bu leer mënuñu ko def ci loolu bon loolu mooy ñenn ñi ci ñoom sinon ñeneen ñi ci des mën nañu déparé à travers compréhension ki ñuy waxal et remonter ba yegsi ci résultat bi ñu bëgg même su fekkente ne ba tey dina am yeneen yu des comme tey par exemple tey suñ toogee nii kenn ci ñun daal ne instant bii nii mi ngi gis ne par exemple par exemple Tambacounda par exemple instant bii nii
nangam mi ngi fay xew et cetera loolu réalité la boo xam ne tey boo bëggee nit wax nit ne ko explique-moi nan nga ko gisee du ko man moom li mu mën a xam daal mooy mi ngi koy gis te du bët yi moo koy gis tam moom loolu daal mën na ko xam na ne beneen xeetu beneen kii la quoi beneen maanaam beneen c'est comme si c'est un sixième sens beneen sens la boo xam ne moom lay jàkkaarloo ak affaire boobu après affaire bi information bi day tàppe ci xolam mu daal di xam information bi mu jeex loolu rek la man mais du la mën a wax ne la par exemple affaire bi non c'est parce que nii nangam daal di commencer joxe explication du ko mën wala à moins que mu mel ni comme si dafa dugg ci benn xeetu sommeil voilà maanaam loo xam ne day nekk diggante nelaw ak yeewu bu boobaa moom daf koy gis day nekk ay mbir yu muy gis ay forme ay kii et cetera bu boobaa mais loolu mën nañ ko comprendre parce que day wax ne dama nekk ci xeetu sommeil ma gis affaire bi voilà hein voilà wala boog bu fekkente ne gën na dëgër loolu dinañ ko gis insha allah ci xayaal bu ñu yegsee ci xayaal nit ki xolam dëgër benn dëgëraay boo xamante ne maanaam spiritualité am laa bëgg a wax dëgër benn dëgëraay boo xamante ne ni mu toogee nii noonu lay jàkkaarloowee ak kii boobu c'est-à-dire que c'est comme si day gént gis nga nit suy gént ni muy mën a gisee benn affaire boo xamante ne en réalité moom maanaam par exemple mu gént di gis benn ak mbir muy xew Tambacounda xam nga loolu mën na ne nga tëdd fii di gént affaire bi di xew Tambacounda nga di ko gis nit loolu tamit nit ki à un moment donné bu am na nenn nu spiritualité am di dëgër ya ci côté boobu loolu dana ko mën def maanaam pas en état de sommeil mais en état de veille maanaam mu yeewu fekk yeewu na mais muy gis loolu réalité boobu voilà kon kii bi ñi boroom xam-xam yi ñoom seen xam-xam ñu ngi koy amee ñoom par acquisition la c'est-à-dire que ñoom dañuy def ay effort di def ay kii analyse def ay recherche di kii dégg exercer wu et cetera à un moment danañu xam di yàgg dégg di jàpp wala ñuy xool di gis di téye wala ñuy sentir et cetera ñuy analyse léegi ñu am xam-xam moom loolu la voilà léegi amaa wàllu yi nag seen xam-xam ñoom demewut noonu ñoom seen xol maanaam seen xol dañ ko considérer te loolu mooy réalité bi comme benn seet miroir boo xamante ne dañ koy jàpp di ko mastiquer di def brunissage bi voilà asticage bi et cetera maanaam mooy di ko nàmm di ko raxas di ko rafetal di ko fomp waaw di ko daas affaire bi di scintiller di melax bu demee ba seetu xam nga bu ma defee nii benn seetu nii su ma defee benn seetu nii seetu bi tàppee fii nii maanaam jàkkaarloog fii yow nga taxawee nii di nga gis li nekk fee à travers seetu noonu la demee ñoom noonu la demee te duñ ci am benn coono amul coono bu ñuy daj loolu moom moo tax léeg-léeg wàllu dajale xam-xam bu bare loolu tax duñu fàtte en fait seen xam-xam bi duñ ko fàtte maanaam da ngay gis dañuy dajale xam-xam bu bare gis nga lu ñuy gën di avancer ci seen voie spirituelle dañuy am yu ñuy dajale di téye maanaam comme ay bagages la comme ay valises dañuy def bu ñu yegsee fenn am benn valise bu ñu am téye yóbbaale bu ñu duggee ci beneen station comme ni booy voyager dugg ci station métro yi di dem imaginer que ni station métro boo yegg am na ay bagages yooyu gagné yuñ la fay jox wala ay cadeau wala yenn yooyu gagné c'est-à-dire que loo jël da nga koy dajale téye boo continuer ñu indi nga dugg demaat beneen station doo fa bàyyi lañ la joxoon ci station bële da nga leen di boole dajale indi yóbbaale wala boog nga jël beneen exemple mooy exemple livre c'est-à-dire que boo liiree benn livre doone man liir naa koo pare naa ko sànni mais da nga koy téye nga dajalaat benn livre téyewaat et cetera wala boog li nga xam
nga yor benn livre boo xamante ne li nga xam ne danga ko ci inscrire page par page c'est-à-dire que tey li ma xam tey ci benn page laa koy bind suba bu ma xamaatee du ma jël page bi xotti sànni mais damay jël beneen page ma dajale waat mu bind ko ci et cetera dem wala ñu jël beneen exemple aussi moom mooy exemple compte bancaire maanaam tey bu ma amee dara bu ma amee 1000 euros tey dugal ci compte bi suba su ma amee 2000 euros 2000 wala 4000 euros du ma ne bon 1000 euros yee ma amoon démb de moom comme démb laa ko yoroon moom mën naa koo sànni léegi daal di jël 4000 yi dugal après bu ma amaatee 8000 20000 euros daal ni 4000 yoo ma amoon démb ba koy démb de déet mbir mi lu demee noonu maanaam damay waaw tabaarkalla insha Allah yaakaaruma ko nag waaw voilà maanaam donc voilà kon c'est-à-dire que xaalis bi noonu maanaam affaire maanaam noonu la maanaam ni ki noonu xam-xam wàllu yu tamit noonu lay demee ce qui fait que lu mu bëri duñ ko fàtte il suffit que ñu téen xool lawhul mahfuz rek daal di gisaat li ñu jotoon a xam yëpp ci benn xool boobu rek voilà daal di gisaat li ñu voilà li ñu xamoon lépp daal di continuer seen yoon voilà dégg nga léegi nag loolu réalité boobu moom lay nettali fi mu ne faqat mu ne dëgg ko xokkee nettal nañ an na ahla Siin naka waa Siin wa ahla Ruum ak waa Ruum mooy byzantin yi maanaam Siin moom chinois yi xam nañ leen dégg te baaxaw dañ doon puukaréew bay na ya day ci kanamu ba'dal mamluki kenn ci buur yi bi husni ci dàq ci rafetal ak sanaati naqshi maanaam mooy defar ay rëdd wasuwar ak i image ni ay forme ay image maanaam kon ñoom dañoo dem kenn ku ci nekk maanaam romain yi ak byzantin yi non kii byzantin yi ak ñan chinois yi dañ ñëw ci kanamu benn buur kenn ku ci nekk di vanter say mérite ci ne ñun di vanter say mérite ci ne yéen da ngeen a mën a da ngeen a aay quoi ci wàllu maanaam di voilà non ci plutôt dessin voilà gravure exactement voilà gravure ak ay defar kii quoi ay yat ay mbir ak yooyu waaw art quoi voilà art léegi nag gars yi bi ñu nekkee di coow li bari bon buur bi daal ni bon écoutez léegi fa sax xarala mu daal di mujj sax ra'yul malik maanaam gis-gisu buur bi ala an na ci ne kat yu sallim day jox ilayhim ci ñoom suffatan benn suffa mooy comme genre kii lay doon comme tenture maanaam benn genre rideau lay doon boo xamante ne pour ñu ci graver ay voilà pour ñu mën def gravure yi quoi voilà voilà toile yooyu voilà toile tenture voilà dégg nga li yan xisa bu ko defee ñu mën cee rëdd maanaam mën cee dessiner ahlu Siin moo na ñooñu Siin min ha ci moom bi jaaniban ci benn wàll wa ahlu Ruum waa Ruum tam min ha ci moom jaaniban beneen wàll waa Ruum ak waa Siin ñoom ñëpp ñu teg ko ni ñu ne waaw yéen kon affaire bi dafa def ni ñu jël bu Rome bu Siin chinois yi ñu ne leen yéen fii ngeen di rëdd affaire yi byzantin yi ñu ne leen rëdd leen fii dégg nga wa yar xii mu daal di rotal baynahuma seen diggante xijaaban benn kiiraay rideau daal di ñu wàcce ko seen diggante boo xamante ne yam na u day xañe day tere ittilaa mu mën a jàkkaarloo kulla fariqin bépp kuréel alal axar ci ci def maanaam pour au moins kenn bañ ci poser le regard waaw maanaam kenn bañ a tricher quoi fa faala zalika gaa yi na buñ mujjee wax ñu mu daal di def loolu fa jamaa mu daal di dajale ahlu Ruum maanaam waa Ruum mooy byzantin ñoom ñu dajale minal asbaaxi ci ay xeeti cuub alxaribati yu tumranke maa loo xam ne laa yan xasaro defu ko peeg maanaam ay cuub xam ngeen cuub voilà
ñu dajale kon ay xeetu couleur ci kii yu bare bare di rëdd quoi di defar di kii waaw voilà coloration voilà ay coloration aywa dégg nga waa taxala mu daal di dugg nag ahlu Siin waa chinois yi daal di ñëw min xayri sabgha ñoom indiwuñu benn min xayri sabgha indiwuñu benn cuub indiwuñu benn coloration indiwuñu dara ñoom dañ bàyyi noonu rek wa aqbalu ñu daal di jublu nag ñoom yujlaw na maanaam ñuy astiki maanaam mooy ñuy feeñ ñuy kii rek ñuy rafetal di dégg nga di xoos di nàmm voilà di nàmm jaani boom seen wàll wa yasquluhu ñu koy maanaam ñu koy gën a nàmm di ko gën a rafetal mooy brunissage dégg nga falamma faraga ba mu pare nag ahlu Rum waa Rum iddaa mu woote woo ahlu Siin waa Siin ne annahum ne ñoom qad farigu ñoom it pare nañ ay dambate maanaam bi waa Roumain ne ñun de pare nañ suñu affaire yi ñu doon rëdd yi ñu doon bind ak yooyu comme nii quoi benn bi dafa nekk nii benn sàkki bi nekk nii ñu daal di wàcc rideau seen diggante kii ne pare na rek ñi ci des ne ñun tamit pare nañ dégg nga waqiila ñu ne leen kayfa ana naka faraxtum nan ngeen di déedéet fa ajiba mu yéemu almaliku buur bi min qawlim ci wax bi ñu wax ne andoom ne ñoom maanaam moom li ko laaj li ko jaaxal mooy kayfa ana naka faraxu la ñuy paree min a naqshi ci rëdd googu min xayri sëbax ci amul benn cuub amul coloration amul dara waqiila ñu ne leen kayfa ana naka faraxtum ngeen jeexale pare min xayri sëbax te amoo leen benn cuub coloration boo leen def fa qaalu ñu ne maa aleykum loolu garawul loolu du yéen lay maanaam loolu bu leen ko gàll seen loos maanaam du seen responsabilité nekkul ci seen voilà en gros daal seen yoon nekku ci voilà ah voilà dégg nga irfa'u yëkkati leen rek alxijaaba kiiraay bi maanaam rideau bi yëkkati leen ko fa rafa'u ba ñu yëkkatee wa iza ñu gis ne bi jaanibim seen wàll ñoom seen côté yetta la ma ngay melax ñunu ci moom ajaiba kiimaani sanaa yamu defaroon defaru ar ruumiyee mooy byzantin nga gis seen bos commencé melax te li ko melaxal mooy liggéey yi defar ñoom ñeneen ñi ci des luñ defar ñoom moom moo doon melax fii nii maanaam moo doon reflété wu di scintiller voilà ci ñoom biñ def fiñ defar maa ànd ak nag ziyaadat yokku teg ishraqo fenku feeñu bari ishraqun ak fenku wa bariqun ak melax maanaam le fait que aussi affaire bi maanaam dafa yokk comme dafa dañ ko kii nàmm ko voilà scintiller maanaam léegi nag loolu da ci yokkuwaale aussi le fait que mu nekk luy scintiller luy voilà luy tàkk voilà dégg nga is ndax lan kaana nekkoon na xat dëgg-dëgg saara mujjoon na kal mir'ati mel comme mir'at mooy seetu boo xam ne majlu wat bi nga xamante ne dañ koo nàmm li kasar taske li ngir bari maanaam rafetal maanaam nàmm gi ñu ko nàmm ba mu mujj mel ba muy melax fas daada mu daal di yokku nag kon xosnu taaru jaanibim seen wàll bi mazidin ngir yokk bi mu ci yokk bi na taskili ci nàmm bu rafet nga xamante ne moo ko taxoon na melaxal maanaam melaxal gi ñu ko melaxal tax nag seen wàll gën a rafet voilà maanaam ñee ba ñu nekkee di sonn ci affaire yi di rëdd di coloré di kii kenn ku ne jàpp ne yaa gën a ay ñoom dañoo nekk rek di waaw di xoos di defaral di kii fexe ba melax ba bu ñu melax rek dama muy leeral ba tamit ba pare tamit nekk loo xam ne day mel comme seetu en même temps muy melaxaale ñoom bi ñu réussir loolu nga xam ne day mel comme seetu en même temps muy melaxaale rek bu ñuy dindee rek affaire bi day tàppe fii bu mu tàppee
ah ah ouais. La science du monde. Voilà. Ah ouais voilà chinois yi waaw ñoom day borom bu di sëy ñoom day waaw ñoom waaw c'est que am yàlla daf leen may kii boobu quoi mooy ñu man lépp loo xam te ne dafa aju ci wàllu aar ni wala mu aju ci xeetu hein voilà construction voilà non même construction rek de manière générale voilà ah dañ ko mën yàlla daf leen ko may voilà ba pare may leen ñu mën di toppandoo toppandoo maanaam mën a toppandoo voilà gis nga xam nga lii nii boo gisee daanaka lépp ak toppandoo la rek maanaam dañoo fexe daal ba lii kii rek reflété wu fii daal di ba pare mu boole ceeg melax gi mi melax donc day daal di gën a rafet day mel ni comme si ñoom dañu dessiné fekk defuñu dara voilà gis nga noonu ñoom chinois yi ni ñu def noonu nag fa kazalika ni ki noonu inayatul awliya yi yittewu wàllu yi bi tathiril qalbi ci laabal xol ñoom noonu lañ yittewu tamit ci fexe rek ñoom seen préoccupation bi yépp mooy nañ fexe ba seen xol laab rek wajalaa yi ak melaxal ko voilà maanaam nàmm ko wa tazkiyatihi ak sellalal ko mu sell wa safaihi voilà safa mooy sell voilà plutôt waaw tazkiya mooy jéem koo baaxal voilà safaihi muy sellalal ko xattaa mbete yeta la muy melax fil xaqi ci dëgg bi nihayatul ishraq ci jeexitalu maanaam ak melaxaay maanaam fenkuwaay kama kem ni nga xam ne faala noonu la defee ahlu Siin waa Siin ni waa Siin def ñoom noonu la ñuy def lépp ñoom dañuy fexe daal ba seen xol melax di sell maanaam rafet laab voilà voilà ñoom loolu la ñuy préoccupé wu moo tax seen préoccupation yëpp ci loolu lay nekk moo tax seen xam-xam yëpp boo xoolee day wëlbatiku ci xol nu ñuy def ba mu baax nu ñuy def ba xol bi sell nu ñuy def ba xol bi takk-takk yi denc nan la ñuy def ba libérer bakkan bi nga xamante ne moo nekk ci xol bi nekk ci nit voilà bi nekk ci nit de manière générale nan la ñuy def ba parce que loolu en fait loolu la maanaam nit ki liy takk ci yow ay jëfam ci la bokk mais surtout bakkanam mooy takk ci xolam maanaam nekk ci benn pat xam nga pat bu dur ba pare ngand nii mooy comme exemple bi ma la joxoon keroog ah voilà exactement comme genre tumeur lay doon ci ñoom mooy comme par exemple orange gis nga orange nii boo ko jëlee da ngay gis ne boo génnee xollit bi li nekk ci biir yépp lan la gën a nuru lan moo ci ne ah liquide la waaw ndox liquide voilà noonu la nit mel maanaam bakkan noonu la nit mel ci moom maanaam xort bi mooy li ci biti nii mais ci biir yëpp bakkan la maanaam comme ni ndox mi mel ci orange noonu la mel léegi nag boo bëggee kii bi da nga koy pressé dañ ci dindi ko dañ dindi da koy dindi waaw dindi ko waaw ba ndox mi yëpp dañ waaw mooy rek bakkan noonu la mel moo tax yombul bakkan ci xol foofu la am siège am waaw voilà loolu moom moo tax li ëpp ci kii te bakkan ay niveau la ay niveau yu wuute la du benn niveau kese et que niveau premier niveau wu bakkan tout le temps day réagir sans réfléchir
premier niveau bakkan moom du réfléchir comme animaux yi la mel moom mooy lii jëkk a jóg dans chaque situation moom mooy jëkk a manifesté wu moom rek teg rek mu ne comme niñ ko waxee ci remarque voilà noonu lay def rek teg rek moom première chose loolu lay njëkk a def voilà voilà waaw gis nga sooy mooy comme par exemple tey boo ñëwee toog ndeysaan man ndeysaan may jàmbu doyadi bi tekkiwuma dara ku doy waar laa ndeysaan ku doy waar laa waaw dama doyadi lool maanaam ngay waxee noonu maanaam 1 heure de temps après benn waaye daal di dugg si toog gaa yi toog nii mu ne gis ngeen waa ji tekkiwul dara waa ji tekkiwul dara ku moom kii moom xanaa yéen a ko xamul da ngay gis bakkan bi moo doon commencé gonflé wu voilà première réaction bi muy def da koy def sans mu réfléchir te étape boobu noonu maanaam partie boobu ci bakkan moo ëpp doole tout le temps mooy njëkk jóg ce qui fait que il faut nga lan ko nga damm ko nga wàcce ko bul jóg voilà et puis finalité bi mooy nga éliminer ko loolu mooy finalité bi gis nga soo toogee tamit léeg-léeg benn waay ñëw walla dans n'importe quelle situation maanaam benn waay tooñ la bu la tooñee première chose bi njëkk a jóg mooy bakkan bi da ngay gis mu surgir ah commencé gonfler wu foofu tamit danga ko war a daan ba bese ko nga ko déedéet wàccal voilà mais orgueil ci bakkan la bokk orgueil bakkan pourcentage bu rëy ci bakkan ci orgueil la ne léeg-léeg tamit par exemple xoolal nga sol benn yére dem ba ci yoon bi yére bi xootee ko bakkan danaan ah maanaam ku la xool rek bakkan bi daal di dégagé ah ku la xool rek bakkan bi jóg ah voilà léegi nag obligé voilà wàccal bu def soo léeg-léeg day feeñe neneen ñu toog Moodu defal ñu ñaan waay ah Moodu defal ñu ñaan rek bakkan daal bu ko defee ah mu commencé yi gën a compliqué yi mu xam yëpp mu koy tar si voilà en fait loolu bakkan la moo naan voilà c'est-à-dire que ah mooy faire remarquer wu bakkan la loolu bakkan la mooy faire remarquer wu
voilà wanal nit ñi lan nga xam. voilà wanal nit ñi li nga mane wan leneen de voilà loolu bakkan la léeg-léeg tamit bu ñuy julli mooy julli man kese allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in loolu man kese la suñu nekkee ci nit ñi bakkan daal ne aywa wanal gaa yi bu ko defee bismillahir rahmanir rahim loolu mooy bakkan wala léeg-léeg nit ki ñëw tooñ la baal nga ko am baal nga ko c'est-à-dire que yow amuloo benn chagrin benn sentiment de revanche bu nekk ci yow amul mais bakkan bi quand même du bàyyi noonu acca lan lay wax saa waay dalaa xamul rek mais gis nga fañ la xame kenn ñemewula fa waxee nii voilà loolu bakkan la mais yaa ngi ci premier niveau bi rek. mooy parce que mooy niveau bi gën a gaaw a jóg aywa maa ngi sol samay dàll ma daal di jël pied gauche bi dugal benn waay ñëw na sëñ bi baal man mais en fait bu ñuy sol dàll li gën mooy te loolu mooy sunna nga tàmbalee pied droite bi bakkan daal dëkk wax ko ne ko yow jullit nga comme moom et puis gënu laa xam dafa waane kese voilà voilà loolu tam bakkan la loolu tamit bakkan la danga daan def lu baax tous les jours dama daan def lu baax benn jour ñëw mënuma ko bakkan daal di jóg wax ko maanaam affaire bi garaaw na li nga def maanaam nga am sentiment de culpabilité boo xam ne dalay en fait ci ngay xamee ne ndekete yàlla taxul woon mooy comme tabaski yi rek fi mu toll moom boroom kër bu rendiwul xar moom c'est un affront kooku la ilaha illallah c'est un affront c'est un ah oui kooku bakkan la en fait du deneen bakkan la bu amul xar am njëgu bay du ko def. voilà bu amee xar am njëgu bay du ko def voilà et cetera ah voilà et cetera xoolal nga mais maanaam cas de figure yi ma tudd mooy cas de figure yi gën a subtil mais sinon am na yoo xamante ne ñoo gën a évident ci ni bakkan di réagir mooy par exemple benn xale bu jigéen bu la romb nga jël sa temps yëpp geste xoolaat ba mu jàdd maanaam bakkan moo jóg pose le regard sur elle suis-là voilà acca bakkan bi mooy def loolu acca gënaa tourner nag voilà fixé ko ah bu mbëkkul ak jàmm. voilà bu mbëkkul voilà et cetera wala comme yenn jikko yu bari loolu moo koy waral voilà mais bakkan boobu noonu soo ko bëggee noot
nga gañe ko nga rey ko nga daaneel ko nga néewal ko doole waa voire même nga éliminer ko il faut dafa am tout le temps selon kan moo nga cours bi selon li muy maanaam selon li la tax a jóg maanaam li nga xamante ne moom ngay xeexee ak bakkan tout dépend ci selon ni nga koy xeexee bu fekkente ne par exemple tey man dama gis ne sama problème ak sama bakkan mooy par exemple dama mujj doonu mbayeen maanaam dama mujj doonu mbayeen maanaam waaw kay xañ bu baree bari laay bëgg kooku ni may xeex ak moom mooy damay woor lu bari su may di woor dinaa dem ba éliminer ko même aussi attention am na beneen affaire bu nekk ci koor googu mooy le fait que xam nga bari na ci ñoo xamante ne c'est pas parce que dañoo bëgg lekk moo tax duñu woor comme par exemple tey ñu ne Arafat baax naa woor ak li ci nekk ci ngëneel yëpp am na ñoo xamante ne duñu woor c'est pas parce que mënuñu woor c'est pas parce que dañoo bëgg lekk aussi non mais c'est parce que dañoo tàmm benn rythme de vie boo xam ne bëgguñu ko kase ci loo xam ne du obligatoire maanaam mënuñu kase seen rythme de vie boobu maanaam dañoo am lu ñu tàmm loo xamante ne mënuñoo noot seen bakkan moo naan leen mooy jóg aussi ah non on n'accepte pas ça loolu bu ko nangu dafa compliqué affaire bi voilà c'est-à-dire que rythme de vie la rek boo tàmm et que même boo wóorul en réalité maanaam c'est-à-dire que mën nga toog sax par exemple journée bi yëpp doo lekk mais le simple fait que affaire bi nekk loo xam ne da lay imposer nga bañ a lekk bañ a naan toute la journée loolu rek moom mooy sa véritable problème c'est-à-dire que da ngay mën a may sa bopp su ma amee occasion bu ma ko mënee def ko mais pas qu'on me l'impose comme ça c'est-à-dire que loolu aussi c'est une forme de maanaam bakkan buy jugee noonu donc forme boobu tamit da ngay gis ne koor daf koy kase aussi koor day kase problème boobu ci bakkan remède beneen bi comme par exemple su fekkente ne nit ki problème am mi ngi ci par exemple xale yu jigéen ñi ko sonal kooku remède am mooy na takk soxna jeex na waaw mais man fi mu toll li may wax mooy pour kii cheminer saalik bi lay waxal maanaam ki nga xam ne dafay sóobu ci yàlla ci yoonu yàlla voilà maanaam waxuma ak commun bi parce que commun bi ñoom le commun des mortels c'est-à-dire que la masse populaire ñoom rey seen bakkan mooy seen dernière préoccupation ñoom nan la ñuy def bu dundal bakkan kay la ñuy wax mais pas rey ko voilà léeg-léeg su fekkente ne tey par exemple nit ki rëy mooy problème am c'est-à-dire que il est trop orgueilleux dafa rëy dafa maanaam xeetu fulla la goo xam ne wala jom boo xamante ne dafa mujj exagéré voilà orgueil boobu kooku pour mu deñ souvent bu takkee soxna dana gaaw a deñ ci moom souvent parce que en fait gis nga non mais si li may wax ah ah non loolu moom vite fait mu denc ci moom ndax làmmiñ wi ndax làmmiñ wi ah yi ngay dégg waaw ak comportement yi aussi voilà day tax tamit nga mën a muñ
di gaaw a jéggale di maanaam fàtte dem ba fàtte sa bopp aussi dangay fàtte sa bopp c'est-à-dire que léegi dootul man kese maay def man bon léegi décidé naa lii bëgg naa lii déedéet ñun rek ngay wax léegi voilà waaw ñun voilà loolu la waaw non dama ne c'est-à-dire que nit ki bu amee soxna dafa am loo xamante ne day mujj denc ci moom mooy tout le temps di raisonner en moi c'est-à-dire que dama naan ah par exemple tey bu may dépenser damay jëndal sama soxna donc ce qui fait que ni léegi dootuma dépenser sama alal mais suñu su may c'est-à-dire que comportement yu bëree bëri léegi maanaam individualisme bu metti boobu nit ki daan amee dootu ko mën a amati obligé day denc moom am na tamit beneen problème boo xamante ne parfois mu am mooy iñaan léeg-léeg bakkan noonu la lay indee maanaam dangay gis nit ku am xéewal bu bari nga iñaanee ko rek day daal di jóg yow yaa war a c'est-à-dire que léegi kooku pour faj ko aussi il faut que maanaam bokk na ci ñu ngi koy faje mooy soo gisee xéewal bu borom bi defal kenn nga ñaan yàlla mu may la lu mel ni li mu ko may maanaam et que nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñetti yoon comme salaat Faatiha ñetti yoon yéene ko loolu tamit day màbbal voilà bakkan bi c'est-à-dire que ak iñaan googu noonu ñetti salaat Faatiha non nga yéene ko moom ah non jullit moo tax ñuy wax dégg nga beneen bi ci des moom mooy tey su fekkente ne dama sama problème mu bakkan mooy dama bari nelaw tout le temps damay nelaw foo mu fekk damay nelaw ah non nelaw bu bari li koy nelaw bu bari souvent li koy waral dafa am yu lié lekk gu bari la après naan bu bari bu ma lekkee lu bari naan lu bari faw ma nelaw lu bari donc loolu koor mën na ko dindi beneen bi ci des mooy coono beneen bi ci des mooy coono ju bari su ma sonnee nii lu bari nii sonnee lu bari tamit damay am damay envie nelaw ce qui fait que ni aussi donc li lay dimbali ci maanaam mooy mu wutal sama bopp benn programme ne par exemple voilà guddi gi par exemple dinaa ci def nangam ci naafila loo xamante ni da nga ko imposer sa bopp loolu moom loo mën a nelaw foog nga yeewu def ko wala boog nga def ko bala ngaa tëdd loolu tamit beneen kii la beneen problème bi la mën a dimbali ci bakkan boobu ci nelaw mooy tamit maanaam am na yenn yoo xamante ne par exemple boo ko dee lekk guddi gi faw nga nelaw lu bari lu demee nekkee ñoom cere ku ko lekk day nelaw lu bari ay maafe ay suluxu gaa yooyu
mais par exemple li tane moom mooy par exemple ay laax waaw boo xam ne day ànd ak soow piir voilà ba pare tamit nit ki su nelawee lu tuuti guddi gi aussi bëccëg gi mu am programme parce que loolu su ko deful bu nelawul lu bari guddi gi bëccëg gi amul programme mais day nelaw et cetera toppal loolu maanaam mbir mu ci nekk dafa am lu koy faj ci bakkan mais am na benn affaire boo xam ne moom mooy li gën a efficace ci lépp maanaam et que loolu tout le temps c'est-à-dire que à chaque situation bu bakkan bi dee jóg rek nit ki mën na ko rey mooy su commencé jóg rek xam nga noonu lay jóge ah da ngeen koy gis da ngeen gis ni muy jóge boobaa nga ni ko nga tudd turu yàlla ci sa xol allah da ngay gis mu wàcc même mooy yàlla même bàkkaar bu mu mën doon sax da ngay gis noonu suy ñëw rek nga tudd turu yàlla allah da ngay gis ci sa xol envie boobu day deñ day deñ sur le moment am na beneen bu ci efficace mais boobu da nga koy saxoo mooy maanaam boo xoolee mook Allah bi benn mooy musaahada boobu maanaam la musaahada mooy contemplation c'est-à-dire que moment bi ngay contempler borom bi subhaanahu wa ta'ala moment boobu bakkan day affaiblir mais que musaahada boobu contemplation boobu li koy dindi li koy def ci nit maanaam mi ngi réaliser wu moment bi nga xam ne yaa ngi tudd turu yàlla en même temps nga représenté wu c'est-à-dire que tey par exemple mais bi ci gën a gaaw te gën cee simple gën cee yomb façon yi mooy salaat faatihi par exemple soo def salaat faatihi moment boobu yaa ngi salaat faatihi instant boobu noonu ngay imaginer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sa kanam yu mel noonu temps boobu yëpp yaa ngi ci mushahada ce qui veut dire que yaa ngi ci contemplation et que moment boobu bakkan point mort la ne jamono jooju bakkan mi ngi point mort waaw mais liy dindi bakkan complètement mu jóg ñaari mbir la ñaar mooy benn bi moo gën a sedd bi ci des bi gën a sedd mooy sopp gu dëggu un amour sincère et profond soo bëggee yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bëgg googu bu sincère profond day dindi bakkan da koy éliminer da koy yëkkati beneen mbir bi ci des moom moo gën a metti mais aussi dafa radical comme bële mooy tiitaange bu tar nit ki su tiitaange bu tar yi ko bakkan di def loolu yëpp du ko tar da ngay gis nit koo xamante ne moo gën a orgueilleux ñépp mais mu nekk ci moment de peur et de crainte bu intense da ngay gis day def yi nga xamante ne orgueil daanu ko permettre da koy nangu tey nit ki noonu nit ku orgueilleux tamit trop mais mu bëgg gu tar da ngay gis yi ko orgueillam daan tere bëgg googu da ko koy def loo voilà en sëñ bi en sëñ jàll voilà
nga gis muy nangu di déplacé wu di continent ba continent parce que dafa am ku mu bëgg voilà loo xamante ne waxuma la continent waaye buntu kër gi donc boo fi naroon génne du ko nangu mais bëgg gi moo tax muy nangu di déplacé wu déplacement yu sori yooyu di dagg paasam saa su ne def ay covoiturage yu dul jeex ah xutbu voilà non attention hein waxuma ne c'est son cas j'ai rien dit voilà c'est juste pour dire que mais loolu day am maanaam c'est comme loolu mooy c'est-à-dire que loolu mooy suñu étape mondaine bi ci wàllu yàlla tamit loolu la nit ki bu ragalee trop meru yàlla dal ci kawam wala parce que xam nga yoonu yàlla li ci garaw mooy nii la def nii ah looy gën di dem muy day dem ba benn moment boo xam ne tout te moment yu kawe la ci benn fil rek lay tenir fil bu ndaw loo xam ne comme pepp karaw yi wala mu gën ko saw te fais gaffe parce que soo tarxiisee ci kàmb yi tàkk yi ngay dal te dootoo ci génnati nit ki nag su demee ba xam loolu noonu ci bakkanam fi mu ko mën a yóbbu ni mu ko mën a gaañe surtout niveau boobu boo ci yeggee amul dellu ginnaaw mënatoo ko doo ko mën parce que niveau boo passé dañuy tëj ginnaaw dañ koy tëj sa ginnaaw c'est fini continuer ci sa kanam rek ci sa kanam wala nga wadd amul leneen ci sa kanam wala nga wadd amul leneen voilà loolu moom moo tax soobu yoonu yàlla dafa laaj sacrifice boo xamante ne du comme ni ko ñu bari comprendre dafa laaj sacrifice dëgg looy gën di xuus ci géej gi ay compétences mu lay gën a laaj ay compétences looy gën di xuus ci géej gi compétences yi nga xamante ne moom lay laaj pour nga mucc di gën a bari ki nga xamante ne ci tefes bi rek la nekk kooku jarul muy mën fii ki nga xamante ne maanaam dina dugg ci géej gi mais 10 mètres fa lay yab kooku xëy na mën feeyam exigé wuñ ko mais booy commencer dem ba 100 mètres 1 kilomètre ci biir géej gi quand même day laaj benn certain niveau ah day laaj benn certain niveau du dëgg looy gën di xuus di gën di dem muy gën di laaj non seulement niveau boobu mais day laaj expertise ba pare dafay laaj renoncement yoonu yàlla dafa laaj renoncement bu metti bu bari abnégation danga war a dem ba sa xol bi danga ko war a setal ci lépp lu dul yàlla voilà danga ko war a setal ci lépp loo xamante ne du yàlla parce que leneen lu dul yàlla lu ci dugg parasite la da koy yàq da lay blessé xam nga virus moom kese du dund virus
dafay soxla pour mu mën a maanaam dina dund mais du mën a du pro kii du mën a proliférer wu pour mu mën ko il faut mu attaquer benn cellule bu duggee ci cellule bi da koy day remplacer signature cellule bi signature génétique bi lay remplacer tout li nga xam ne moom mooy léegi da koy jël jox ko bosam dugg ci nit ki defal ko ay feebar rey ko moom noonu lay liggéey deful leneen walla animal virus yi nga xamante ne ñoom ñooy yu bakkan yi noonu lañ mel ci évolution spirituelle wu nit bactéries yi aussi noonu la ñuy def bactéries noonu la ñuy def di gagner espace ci yaramu nit ki donc il faut tout faire pour nit ki su toog nekkee ci yoonu yàlla il faut mu ànd ak jikko yooyu noonu maanaam il faut mu xam ne dafa am yu bari yoo xamante ne du ko permettre benn nu mu tudd bassesse wala beneen mot bi lay seet négligence wala légèreté voilà benn légèreté boo xamante ne maanaam du ko permettre comme ni ko ñeneen ñi di permettre mu waru ko permettre te waru nangu ku ko ci entraîner aussi waru ko nangu parce que dafa nekk ci yoon boo xamante ne dafa metti ci yoon bu gudd la au résultat incertain mais quand même comme yàlla moo la tax a jóg y a tout le temps am nga chance maanaam am nga chance yoon bi nag autoroute la yoonu yàlla autoroute la dégg nga autoroute la boo xamante ne voies yi dañoo infini xam nga 2 voies wala 3 voies yi ñun yooyu lañ xam fii ay wala 4 ba 5 voies maximum ay 10 voies mais autoroute bii dem ci yoonu yàlla voies yi dañoo lan infini c'est-à-dire que kenn ku ci nekk benn mbir rek lañ la laaj mooy amal oto teg ko ci na nga am permis na nga am oto te na nga mën a daw te amal carburant bu doy carburant boobu day renouveler wu di gën di bëri su sa dawal gënee baax looy gën di daw lu muy gën di baax carburant bi di gën a renouveler di gën a mais étape boroom dootu ko jàll amul leneen te autoroute la boo xamante ne looy gën di dem muy gën di nekk pont looy gën di yëg pont bi di gën a gudd di gën a rëy di gën a njool amul pande soo paanee dañ lay lan war dal parce que autoroute la mënuñu la ci bàyyi ngay créer ay embouteillage yu dul jeex voilà maintenant yaa ngi ci autoroute bi am nga chance ak arriver parce que yaa ngi ci autoroute bi am nga chance arriver mais booy gestu ak yenn légèreté yi nga di ko def wala nga am ay moment d'inattention li ngay risquer mooy créer lan accident mais imagine ci dawal nekk ci autoroute bi moo gën a gaaw dana dem bu ma jógee fii di dem Paris yor dugg ci autoroute bi di dawal lu vitesse bi gën a gaaw mooy gën a teel a yegg mais dafay laaj lan prudence day laaj lan vigilance waruma nekk kuy insouciant wala ku négligent waruma bàyyi benn yoon dara di ma préoccuper ba tax may daanu parce que sinon damay créer accident te ku créer accident du ñu tax trafic bi ñu changer quoi
yow la ñuy jël waddal ci pont bi mu jeex nga ko ñu continuer loolu mooy yoonu yàlla c'est pas moo tax ku ci nekk il faut pas que mu maanaam dafa laaj renoncement bu bari maanaam renoncement dans le sens dafa laaj muy bañ di nekk ci ay légèreté di toppatoo yoo xamante ne taxu koo am solo di nekk ci yenn bases yi non loolu laajul loolu yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm en fait dafa compliqué aussi mais li ëpp solo mooy nit ki dëggu sincère ba pare di sellal xolam di ko nàmm voilà te bu mu am beneen objectif lu dul lan yàlla bu mu am beneen objectif lu dul dëggu ak sellal xolam ci yëngal gi muy yëngal mbuumu jaamam ak di taxaw ci àqu borom bi subhaanahu wa taala maanaam ay droit wam lii moom moo am solo ci yoonu yàlla et que ni ngay bokk na ci ni ngay nàmme sa xol aussi ni nit ki di nàmme xolam mooy mbindeef mu nekk ci àdduna bi mu xoole ko bëtu ki ko bind mbindeef bu nekk mu xoole ko bëtu ki ko bind ku ñu yilif ku nekk mu xoole ko bëtu ki ko yilif ku bokk ci njaboot Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu xoole ko bëtu njaboot Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu xoole ko bëtu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku bokk ci njaboot si Ahmad Tijaani radiyallahu anhu mu xoole ko bët boobu te bañ di nekk tout le temps ci di toppatoo kii def na lii kii wax na lii kii dem na fii kii dugg na fii kii nii la mel kii naa la mel di toppatoo plutôt nit boppam parce que bari na nit ñoo xamante ne en apparence nii li ñu tekki bariwul alors que secret yu yàlla def ci ñoom te tax adduna bi bu melee nii ñoom en grande partie secret yooyu ci ñoom la ko def yoo xamante ne nit ñi mënuñu koo xalaat mënuñu ko imaginer bëriwaat na ay nit ñoo xamante ne dinañ yegg benn niveau bi ci wàllu yàlla sax ñu waddalaat leen complètement yàq seen lépp d'un seul coup ndax lan ndax benn bët bu ñaaw bu ñu xoolee kenn ci gaa yi yàlla te kooku noonu nit la koo xamante ne rek en apparence nii moom ñeneen ñu ñooyam moo tax ni ci defaru gaawe ne la yàqu gaawe donc benn moment kese ngay gis koo xamante ne benn moment rek benn la am lu mu wax lu ñaaw walla benn manque de respect walla une parole déplacée walla yu mel noonu ci kenn benn ci mbindeefu yàlla yi ñu waddal ko complètement daaneel ko rocc lépp nangu ko loolu day am loo tax mbindeefu yàlla bu nekk da nga koy xoolee ki ko bind am na ay secret yàlla def ci moom yoo xamante ne bu fekkoonte ne secret yooyu nekkul woon ci moom yàlla du ko amal te du ko fi bàyyi koo leen gis yàlla bàyyi ko ci kaw suuf ba léegi nii tey c'est parce que am na secret yu ko yàlla soxlaa ci kaw suuf maanaam entre guillemets soxla maanaam am na secret yu ko yàlla defe ci kaw suuf ba tax mu ne bis bu ko bëggee yëkkati da koy dindi teg ko neneen même bu dee du jullit waaw mais c'est-à-dire que secret yooyu dindiwuñu le caractère bi nga xamante ne mooy le fait que yàlla moo ko bind te moom ko
le fait que moom ci boppam toute particule yi nekk ci moom yépp ci leer yeneen bi lañ ko bindee sallallahu alayhi wasallam dindiwul loolu dindiwul et que même bu dul jullit maanaam ak mbonteem maanaam dañ naan ku bon la mais du essentiel ci moom c'est-à-dire que ce n'est maanaam du par essence la bone parce que tey bu tuuboon nekk jullit rek baax du par essence la bone ah voilà par acte yi par comportement yi par pas-pas bi mu am et cetera ci la bone ah wa non existence mooy essence moo jëg waaw non du par loolu la bone déedéet du par existence bi la bone mais par ni muy dunde mode de vie bi mu adopté ci noonu la bone et que dafa laaj respect tout simplement mooy respect moo tax du créature maanaam du buñ nee da ngay respecter mbindeef fii du nit ñi rek lañu wax animaux yi dégg nga ne xadis bi wax nit dugg na safara ngir benn la muus waaye dugg na àjjana ngir benn xaj wala muus aussi voilà maanaam kon nga gis ne mbindeefu yàlla yépp ñoom ñoo laaj loolu kenn ku ci nekk adduna bi boo xoolee biñ fi tàmbalee kunuus yi ba léegi tout tourne autour de loolu adduna bi waroo fee nekk di gis dara di xool dara lu dul mu wan la kan yàlla boromam c'est tout voilà nit ki war na fexe tamit di dindi ci xolam maanaam parce que yooyu ñuy alimenter bakkan ay iñaan ay soxor ay yéem sa bopp maanaam nit ki xam nga wala nga foog ne yaa gën nit ñi parce que loolu tamit beneen feebar la bu garaaw a garaaw mooy foog ne yaa gën nit ñi yaa gën a kawe ñeneen ñi ci des voilà voilà et que gars yi ñoo la xamul rek mais que yow ku garaaw nga tous ces sentiments là yooyu yëpp bakkan la du leneen yëpp bakkan rek la du leneen voilà voilà bakkan la rek de du leneen sentiment yooyu yëpp nag nit ki warul sàkku ci boromam lu dul benn mbir mooy nekk jaam mooy mooy itlaq mooy itlaq boobu mooy nekk jaam na nekk jaam kese voilà kon xam naa insha allah ñu daal di yem foofu insha allah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi